e Kër Massar laa dëkk dégg nga riiru fi ma dëkk day mel ni réew mi bokku dëkk e yow Khalil mu yaa boo pare dëkk. waa mbokk mi may suivre ci Kër Massar TV comme ni ma la koy waxee woon maa ngi leen di dalal tey seen émission mbër mi ak beneen champion defoon nañ ko fi ak ay champion yu mag tey nag ñu def déplacement ak dérangement ñëw seet si champion bu mag comme ni ma koy faral di defee man moom du ma faral di présenter mbër comme ni ma koy faral di waxee mbër mi laay bàyyi mu présenter boppam champion ñu ngi lay nuyu. maa leen di fay waa KM TV di leen nuyu yéen ñëpp ci kaw ba ci suuf di kontaan ci seet si bi ngeen ma seet si tey. waaw di kontaan ci seet si bi biñ la seet si tey def dérangement ak déplacement ñëw ba fii seet si la mbër mi ñu toogal bu ñu bëggoon xam moom mooy kan loo ñu wax. waaw ki ngeen toogal de mun naa ni moo gën a ndaw ci mbër yi mooy Sibor ki lañ naan Sibor gudd rëyul waaye ruube na làmb ji daal te demagul fenn. Sibor gudd rëyul waaye ruube na làmb ji ci foofu laay duggee ci émission bi Sibor nan la lëmbee làmb ji Sibor kañ la tàmbalee bëri ñaata combat la defagum ci arène bi ba lëmbee làmb ji. waaw ni ñu lëmbee làmb ji dafa xaw a yéeme ni mu xawee yéeme xam nga mooy lan. yàlla dafa def suñu aas bariwut li mbëri di def comme dañuy wàññi at def jugement dugg ci làmb ñun yàlla dafa def suñu doole dafa jiitu suñu aas daal ñu yokk benn at yokk at pour mun a am licence maa ngi ciy waxtaan ak Modou Mbaye barki Dembo Ndiaye rek comprendre nga. toog ak Sa Thiès di ci waxtaan mais di leeralaat dañoo yokk benn at pour mën a am licence bëre ñu ngi dugg ci làmb 2017 ma am licence wax ko gars yi gëmuñu ko man leen yokk naa benn at ba am licence de temps yooyu mairie Gounass kayit dañoo lakkoon ma profité defar kayit yokk pour bëgg teel a bëri rek licence bi génn 2017 sax bu ma songee ni damay bëri combat sama waa koñ aju mais boobu man xam naa li nekk ci man yàlla def 2018 ma gisee Kandji production mu jàppale ma jox ma benn combat ma bëri ci làmb ju metti boobay sama premier combat le 19 juillet 2018 Iba Mar. sa premier combat yaa ngi ko bëre le 19 juillet 2018 stade Iba Mar Diop Kandji production moo tëgg combat boobu léegi làmb jooju noonu nga jëlee ci lan sa premier combat boobu. làmb jooju moo ma mun naa ni moo ma gën a yokk jom gën ma yokk pour ma nekk mbër. ci naka la noonu. ndax dama cee séntu lu bari loo xamante ni sax foogee moo ko woon ci làmb jooju de un mooy mbooloo mi maanaam avant làmb ji dama def tànn biir mbooloo mu bari wuy si ma ba mu tiit ma jógee ci tànn biir bi dawal 2 semaines làmb ji ñëw ma yóbbu loo xamante ni musuma ko cee gis ci mbër bu mag yóbbu ko. mais attends ci biir loolu sa premier combat nga tëgg tànn biir gis mbooloo di dem stade mbooloo mi topp la loolu lan moo ko waral da ngaa jaar ci mbapat toj ko wala. waaw damaa toj mbapat nag bi may bëre mbapat boobu ñu ngi ma doon wax Gris Bordeaux ma toj mbapat moo tax ñu ne ma léegi di teg jëlal Gris Bordeaux bi teg fee champion la daa def li mu def dañ lay utal tur force gars yi tuddee ma Sibor sama benn mag. mais tamit toj mbapat tamit est-ce que tamit du comme ni ko mbër yi di defee rek bëre combat koñ ñu tëggal la combat sa koñ yow ak say morom nga daan leen ñëw ne damaa toj mbapat yi. suñu kër géejawaay yàlla dafa defoon dafa rëy quoi tey moo ñu may li ñu am fii ci kër ci jaxaay sama papa kër gi rëy na rëy goo xam ne ba ci ginnaaw dafa amoon tool genre terrain bu yem. barki yonenti yàlla Mouhamed chaque dimanche dama fa daan roñ 10 personnes jël drapeau chaque dimanche bi ma gën a nekk xale barke alxuraan ci weeru koor lañ nekk. mais chaque dimanche nga roñ lu bari jël drapeau mais loolu don la wala da ngaa jàng bëri bi. yàlla xam na ni xëy na samay maam ay bëri te ba tey sax xaw ma samay maam yi bëri mais lu ma bëgg la je suis élève may jàng di bëri ba nii xawoon na retard si jàng na mais nii am na suma benn xarit dëgg koo xamante ni xam na luy àdduna te it ku màgg la ci réew mi tamit xool na ma xool suma âge xool sumay kayit ba ñu réinscrire ma waat ma delluwaat ci samay jàng delluwaat ci làmb ji comme ni mu ko doon defee ci mbappa bi dama doon jàng di toj école di toj làmb ji barke alxuraan. kon su ma la déggee Sibor fu mu toll nii day bëre di jàng. day bëre di jàng 4e B laay jàngee fii seen jaxaay. ren nga inscriraat pour jàngaat. pour mën a continuer jàng bi léegi bu ñu duggee ci làmb ji sa premier combat boobu ma dellu si waat naka la demee woon. premier combat bi ni mu demee mooy que dem naa stade di jooy taxaw suñu bunt kër sama yaay sotti ma ndox ma téye bunt bi dóoraat ndax mbooloo mi di jooy quoi ma dem bi ma demee ki ma doon bëreel 3 combats la bëri 3 victoires ma jël risque bi jël ko loolu bëggoon naa bëre
bëgg bëre moo tax ma yokk at bëgg bëre moo tax ma def yu baree bari dem ba ci Kandji waxtaan ak moom Kandji xam maay kan mu tëgal ma làmb ñu dugg ci biir géej gi ma ñëw waa ji sut ma ëpp ma suma benn mag moomu jur maa ngi koy nuyu passage ñëw ba ci man ne ma Sibor ma ne ko waaw mu ne ma koñ ba kenn desu fa xale bu ndaw desu fa ma xool tribune bu gis ay boy am 4 ans boy am 5 ans boo yoo xamante ni bu ma daan bëri mbapat ci terrain bi sax seen yaay du leen nangoo bàyyi ma def nii gis leen ci tribune bi avant maa bëri damaa jooy ba sonn ci cumukaay bi far yàlla def ma dugg ci biir géew bi dama bëri jom nag jaayuma sama bopp mais man damaa bëri jom xam ki ma doon ma dugg ci géew gi arbitre sifflé ñi bëri Sista Fa fekkee na ko arbitre bi mu sifflé ñi bëri leetoo bi ñu leetoo waa ji doon ma gauche droite ma daw jàpp suuf bi ma jàppee suuf ma biijat ma xam ne kii am na doole te ëpp ma ko doole ma kor ko di dóor bu dóoree ma fermé dóor ba gémmiñ ngi toj mu dem ardo mu ñëwaat ñu leetoo war ma jamaat ko dóor mu dem ardo mu tiit pare ci làmb ji bi mu ñëwee nag téye na ma moo ma ëpp doole ñemeetul xeex ñemeetul bëre ndax moom it am na li mu fi fekk di ma bumax sa bu ma xee rek ba ma génn jox ma avertissement ma yóbbu ko 3 fois ardo ñu bëre ñaari 15 ba mu jeex te boo xoolee archive sama combat ki ma doon bëreel barke Seydina Mouhamed bëri na ñu mën ci làmb ji ay champion te man boobay sama premier combat moom mooy 3 combat keroog la am 4e victoire ñu bëre ba ñaari 15 yi jeex ñu jox ko victoire par avertissement dama yéex a dugg ci làmb ji ak yenn bagage yi ñu doon def ak bëmax bi ma am 3 avertissement moom mu am benn avertissement. kon su ma la déggee manque d'expérience ak peut-être manque ñàkk doole boo xamante ni mënoon nga koo tenir moo tax nga ñàkk combat boobu. non du ma ne manque d'expérience sax parce que expérience moom ma yóbbu foofu su ma manqué loon d'expérience bon doo ñëw kii ëpp la doole ëpp la kii da ngay waaxu asaaloo mais jom moom ma yóbbu foofu ñëw naa xam naa li mu fi fekk am na lu diis lu ma fi fekk non du ma ñibbi waale defe tey du ma daanu jour boobu noonu ba Ibamar maa daan ndax làmb dara neexul nga bëre génn ay góor yàlla taxaw mbër jox ñu sa numéro mbër nii mbër na la Sista Fa fekkee na ko mbooloo mu bëri topp ñu foofu noonu ñu bëri ci combat boobu lañ ma xamee lii nii interview yi bëri di ñëw di ma wër ci combat boobu lañ ko amee ak mbooloo mi may yóbbu. léegi nga jóge ci loolu après nga dem ci lan. waaw ma jóge ci loolu rek amaat combat bi ma amaatee combat nag yéex na parce que suñu làmb dafa metti ñëpp xam nañ kase mbër bu ndaw te man yàlla dafa def sama combat su ma la waxee kase li ñuy fay da nga naan noo làmb jarut te barki yónenti yàlla Muhammad chaque combat dinañ ci def 1 million et quelque. yu bokkut ak liñ leen di fay. bokkut ak liñ ñuy fay su ma la waxee liñ ñuy fay da nga ma naan waaye 1 million yi 5e xaw ma 6e ci liñ ñuy fay la. mais kon xanaa code de popularité bi ñuy wax kon xanaa Sibor amu ko. waaw boo gisee xam nga code de popularité bi nag xam nga jàppale bi def léegi dafa xaw a sensible jàppale bi maanaam xaw ma nan laa la ko mën a expliquer noonu nit ñi léegi balaa ñu laa jàppale foog nga def benn manifestation mun cee woo ñii taxaw naa jàpp diw ñii taxaw naa jàpp lii comprendre ku ci nekk baaku mais boo leen wéetee dëgg non ñii appliqué du bari te yàlla def na ñun suñu combat bu amee lu gën a tuuti ci li ñuy jënd 4 blocs lay doon 4 blocs 800000 la jaxaay dafa sore ak Ibamar benn Njaga Njaay bu yombee ba yomb 30000 francs la nga war see jël 10 Njaga Njaay ba 7 ba 8 loolu c'est des mille xaalis la looloo tax suñu làmb di metti moo tax bii nii dem nañ ci monsieur le maire Jaxaay Mor Sarr Ba waxtaan nañoo ak moom am nañ yaakaar dinañu jàppale ak yeneen autorité waaw ci wàllu autorité yooyu dinaa ci dellusiwaat ci kanam léegi bi ma déggee bi ngay démarré Gris 2 lañ la doon wooye léegi lan moo soppi tur bi. waaw bi may démarré Gris Bordeaux lañ ma doon wooye boobu yaram bi xawoon na ndoxee xam nga yàlla def na dama musu am yaram comprendre nga xees xam nga di def ay kéem yooyu bi ma demee ba ci biir nag gars yi xam ne lii may def bëgg naa ko te mérité naa ko ñu ne loolu léegi foog nga ut sa turu bopp gars yi tuddee ma Sibor Vandam Sibor lañ doon wax nag ko mais léegi dañoo teggi Vandam bi sax na le ne buñu la nee Vandam Sibor sax léegi day mel ne que kële ngay roy léegi Sibor lañ lay tuddee sa turu bopp yow ku ñëw roy topp sa ginnaaw. li waral ñu dindi Gris 2 bi tuddee la Sibor da nga amul woon benn koo xamante ni moom ngay roy ci làmb ji wala da nga amul woon idole moo tax. waaw xam nga man nag bi ma nekkee xale man ba nii sax dama naan man Modou Lo mooy sama mbër comprendre nga parce que ci koy bantisme ndax man ak jom gi mu am xam li mu la ak jom gi mu am ji koy bantisme et tout ça comprendre nga moo nekkoon sa mbër ak Ama Baldé moom du sama mbër mais dama koo fan quoi ndax
bu ma takkee ngemb ba dugg si rek dañoo xaw a nduroo forme ba combat bi passé combat bi passé bëri naa pare taxaw ñàkk tooy xëpp mu taxaw di ma xool yi metti ma taxaw fixé yi metti ma ñëw ma ci moom ne ko mbër dama la faan fekk boobu bëri naa pare làmb jeex na mais moo loolu laa amoon ci mbër mais nii amatuma benn mbër sama mbëru bopp la à part suñu waa écurie sama mbëru bopp la. à part sa waa écurie sa mbër bopp nga di leen fàttali mbokk yi yéen a mooy topp ci KM TV ak seen émission mbër mi ñu dalal champion bu mag muy Sibor sa mbër bopp nga parce que léegi peut-être da ngaa sentir sa bopp ci làmb ji moo tax kon ñaata combat la Sibor amagum ci arène bi. Sibor benn combat la defagum ci arène bi mooy sama deuxième combat te maa ngi ci sàkku ndam lu rëy ci kàttanu yàlla. deuxième combat ngay waajal nii le 9. sa diggante kan la combat boobu. diggante Paul yëmbal ma rek. xam nga en général mbëri ndaw yi bu ñuy jël làmb adversaire bi ñuy bëreel sax duñ ko xam yow xam nga Paul moom. waaw Paul de yàlla xam na ni xaw ma ko woon quoi mais xam nga léegi YouTube bi ma amee si di bari kenn réeratut mbëri ndaw yi léegi kenn dafa tut te suñu ménager man boog sama ménagère toll naa ci làmb foo xamante ni non waratuma asaaloo sama làmb waratuma am lu toll ni trafital ay ni lu may yàqal sama làmb ndax lépp dañ koy seeg di ko xoolaat Paul yàlla def na ci biir koor gi avant ñoo taxawal combat bi daje nañ mu accepté ma accepté ñu tëgg làmb ji ñu dajawaat signature contrat hôtel des ambassades xam naa ko bu baax mais nii rek xam nii rek quoi mais pas xam toog di ko seetaan muy bëre ak yooyu. waaw bu ma dellusiwaatee ci popularité bi Sibor am te di waajal deuxième combat am parce que dañuy wax ni da nga am relation ak Titi relation boobu lan moo ko indi. waaw Titi de moom sama yaay la rek dama juddu bëgg ko mu nekk suma centre xam nga fu ma toog di ko bégg di ko enjoy nice des fois damay dugg mbapat sax ñu naan Sibor Titi ñii di yuuxu naan Sibor Titi ñii di yuuxu naan góor jigéen bi ndax Titi lañ ci dàkkal ma génn di kontaan su ma déggee loolu damay bég waaw ndax xam naa ni kii laa bëgg te ñi ma koy bàkkalee kon dama cee fier quoi waaw Titi sama yaay la c'est ma mère maa ngi koy nuyu passage def na lu rëy na ku ñu bari xaar. mais est-ce que nekkul loolu moo indi code de popularité bi nga am wala loolu avant la. non ci la bokk ndax daanaa dem soirée am di yëngal xam nga dëdd bu ñu fa jógee ku mel ni Aliou Ndione teg ko ci rajo bi xam nga bu yaay booy woyee Sibor mu jaaraat ci surtout Aliou Ndione moo gën a yokk code de popularité bi ak lu sunu borom def am na loo xam ne sunu borom a koy def quoi parce que defuma fi waxuma fi meluma fi noo xam ne mbooloo bi dinañ ma topp quoi mbiru sunu borom la rek te maa ngi ñaan yàlla mu jig ma yàlla musam si cet combat bi dama cee bëri ay cet am na yoo xam ne du ma ko wax fii damay bàyyi ba làmb jàll nii ma toog nii je sens mal. loolu ci sa wàllu dundin la ou bien da nga jàpp ni maanaam dañ laa am fenn fuñ la laal. non man mbër bu ndaw góob ma gàllaaj xam nga ma tax mbër bu ndaw góob ma gàllaaj xaalis a koy def mbër bu ndaw bu demee ci sëriñ dëgg mu lijjantil ko gàllaaj dëgg dina jaay këram mbale mu am nu mu def mbër bu ndaw du góob ma gàllaaj mbër bu ndaw xam la laa gëm na nga ut muslaay takk sa fit root sa doole ba fees dell taxaw jaamaarloo man muslaay laay wut jaamaarloo li ci des yëpp deuxième la mbër bu ndaw du am gàllaaj man Sibor maa ko wax. waaw léegi comme yaa ngi si wàccaayu combat ñu ñëw ci wàccaayu combat mbër bu ndaw nan lay demee maanaam ñun dañuy jekk ba mu yàgg rek gis lamb yi di daw mais buñ la daajoon comme yow mi ci toll wàccaayu combat mbër bu ndaw nan lay demee. waaye métti rek dañ naan mbër boo amee combat teelal tëdd gën a fii mais mbër boo amee combat lay gën a guddee tëdd. ndax lu waral lool. yenn xalaat yi pour nga toog di ko xalaat foog nga toog guddi gi sa nekk reposé wu di mën a xalaat loolu boo seetloo yenn mbër yi muy mu ndaw beeg bu mag bi duñ nelaw guddi ku xam lamb dëgg ku xam mbër dëgg duñ nelaw guddi la ñuy bain yu bari guddi la ñuy toog di réfléchir suba gannaaw suba sëriñ bi naa na le xam li mu la guddi lañ koy gën a xalaat mbër bu ndaw bu amul combat la ëpp jàmm surtout man sama préparation combat métti na ci fans club bi nii fans club am na fu ñu dem nañ géejawaay si ñoom ndéygéey si ñoom papa buñu ak ñeneen man damaa jógee entraînement am code bi ma dox gis nga li ngeen ma doon xaar yëpp daa am fu mu duggoon ak yeneen métti na trop nañu gars yi geesu jàppale ñu gars yi bu ñu jàppalee dooleel ñu yu bëri dina wàññeeku lamb métti na billahi lamb métti na soobu naa ci nag damay dem rek gisuma lu may delloo ginnaaw mais bu mu ci soobul woon non nii laay def. lan moo tax boo ci soobul woon beneen yoon ngay jël. dafa métti lamb dafa métti trop su ma rusul woon suñu waa kër lamb jaral na ma jaay kër gi pour am ndam rek barke alxuraan lamb jaral na ma ko. mais kon xanaa yow Sibor politicien ou bien autorité yi nekk fi nga dëkk gox bi nga dëkk muy jaxaay dañoo xamul Sibor ba duñ jàpp ci say combat wala nan la demee.
déggoo ma ci biir wax de dañ ciy jàpp maa ngi remercier côté boobu ku mel ni Boubacar Traoré sama combat bi passé may na ma xaalis bu bari jàppale na ma taxaw na ma ñëw ba esat ma wane ko wàccal ci suuf pour dugg ci mu ne ma noonu ci supporter lay toog di xëppante ndox te politicien bu mag la di ci gërëm Birama Niang jàppale na ma taxaw na ma mais combat bi dama bëgg ñoom ñëpp ñu gën a taxawaat làmb ji mooy sama làmb buntu combat bi nag ginnaaw yàlla ak yonent bi dama ko jox Moussa le maire na ma taxawu jàppale ma Birama Niang ñëw gën a yokk Bouba ñëw gën a yokk fans club bi ñi ngi liggéey 100% titulaire Sibor bi ñi ngi liggéey waa Sibor diaspora bu Sibor bi ñi ngi liggéey ñoom it fàttewuma leen sama turandoo Jibi Jool taxawu na ma jàppale na ma boutique Jool famille xeer bi nekk Géejawaay tamit jàppale na ma soutenir nañ ma sama mag Acca Jool di wax rek ñenn ci suma famille tey jii buñ jugoon xam ne lii dama koo bëgg te dama cee am yoon te yàlla teel na ma cee wuyu si di ñaan yàlla na ma jik ñenn ñooñu buñ jugoon non amaana coono yu bari dinañ ma teggeeku du ma tudd tur nag mais ñooñu war nañoo mën a xam seen bopp ñenn ci suma famille di sant sumay dombaay bu wér a wér samay dombaay jàppale nañ ma taxawu nañ ma bu ñu xamoon li may may ndam dañ koy jëli suba indi ko teg di sant sumay grand frère mu jur maa ngi koy sant lu wér a wér di wax ñenn ci sumay famille xale buy raam da nga koy jàppale ca ba muy raam bul xaar ba mu jug di dox bis boo xaaree ba mu jug di dox nga naan da nga koy jéem a jàppale moo naan fii ngay jaar am na ñoo si xamante ni dañuy xaar ba télé mbala ba leneen nga war a nekk direct war leen tudd ak yooyu noonu ñu doog a jug naan day jàppale ndax mi ngi commencé am buñ xaar loolu ñenn ci sumay famille nag laa wax de muy ñi sant Jool ak ñi sant Gay suma famille yaay ñi nga xamante war nañ mu mun a taxawu tey te yàlla rek tax ñu taxawu ma te xam ne lii bu baaxee seen deret la baaxal noonu nañ jug jàpp si buñ xaar ku leen jàppaloo di sant suma mag Acca Jool Belgique taxawu na ma jàppale na ma yërëm na ma taxawlu na ma place mag bu ma bokkal ndey ak baay di sant Kéccal Jool suma mag suma xarit suma confidente sama yaay buggul sama gàcce message boobu maa ko lancé suma famille ñi ma bokkal deret nag nekkul ñi ma bokkal ndey ak baay mbala ñi ma bokkal baay ñoom non képp ku sant Jool ni man war a jàppale Sibor te yàlla rek tax teggal ko coono yi nii maa ngi lay lancé message bi forcé wu ma kenn nag génnee yomb na yombut te génnee ci xol la balaame wu ma kenn it waaye dama leen di sànni message rek xale buy raam jàppale ko ca ba muy raam. waaw mais gëm nañ ni ak appel bii ngay lancé gëm nañ ni appel bii buñ ko déggee ñoom ñëpp dinañ la wuyu si parce que ku ci nekk moom sa victoire neex na trop ou bien di jàppale nit mu lay tudd neex na mais di jàppale aussi tamit koo xam ne moom nga bokkal deret dara dàq ko mais fi may xuusaat mooy da nga wax ni ay Boubacar Traoré ñooñu nga xam ne ay autorité lañ jaxaay sa premier combat bi da ngaa sollicité wul monsieur le maire bu jaxaay wala. waaw monsieur le maire bu jaxaay moom wax dëgg yàlla dama daan def ay interview sax naan jàppale wuñu mais yàlla xam na ni boobu musuma woon dem ci moom ne ko jàppale ma ci lu toll ni dërëm musul am. combat bi dama dem ba ci moom toogam moom mu taxaw ne ma dinaa la jàppale ci lii ci laa ci lële ma ne ko nag musuma ñëw ci yow mais yàgg naa def sama interview ne musuma jàppale ndax musuma woon ñëw ci yow taxaw nga nekk danga may jàppale diñ ci gis sa résultat ma ni dinaa ci gis sama résultat. ni nga ci gisee sa résultat mooy que su ma toogee si média yi dinaa xam ne yow jàppale nga ma jàppale nga sa commune ku jàppale doomu jaxaay nga jàppale combat bi dénk naa ko ñaan naa ko te dina ma ci taxaw ci kàttanu yàlla. waaw dina la ci taxaw ci kàttanu yàlla bu ñëwee nga nekk ci préparation combat ak weeru koor gi nii mbër na lay préparer combat ci weeru koor gi. waaw woor rek mais mbër est-ce que dina woor. parce que d'après li may dégg mooy mbër yi mënuñu woor. barki alxuraan ak i mbërëm mbër buy xëy di woor ba koor gi jeex lu mu ñaan li ma am nii ci koor laa ko amee. yàlla comme lan barki alxuraan koor da daan jot damay woor mosuma woon bëre arène mu woor su ma wooree ba dog ba pare jàpp julli ne yàlla na ma yàlla may combat arène may génn di bëri di mbooloo bi topp ma barki alxuraan ak weeru koor gi moo tax sax koor bu ñëwee su ma naroon dog sax mbala su ma nee suba du ma woor sax sama xel ci loolu lay njëkk a ñëw. mais nii nekk commune bu ndaw ñu dégg fi 3 à 4 écuries Sibor ban écurie la nekk ci écurie yooyu. waaw man maa ngi école de lutte Boy Sey di nuyu Boy Sey bu mag passage di nuyu Boy Sey bu ndaw bu ñu amee fit tey taxaw ci làmb di bëre moom la
dalay yóbbu Iba Mar boo naree ruux sax da ngay am fit ci sens ndax ni moom Boy Seye 1 wala 2. Boy Seye 2 Boy Seye 1 kay ñu ngi koy nuyu passage yàlla na am jàmm mais Boy Seye 2 laa la wax moo ñu gunge tete ñu yóbbuñu boo geesoo nar ragal non boo defee ne gis ko rek dootoo ragalati loolu moom yàlla may nañu ko ñin suñu école te yàlla na yàgg ñin di ñu tete nañu tete bu am solo ni mu mel ci làmb ja noonu lay mel ci école bi jàppale ñu yemale booy yëpp lu booy xëcc mu dagg yemale ñun ñëpp ndamam mooy ndamu booy mooy ndamam Boy Seye 2 yàlla na am jàmm. nga nekk école de lutte Boy Seye numéro 1 ñu xam ni Boy Seye numéro 1 nekku fi léegi yoon ban relation ngeen am ak moom. Boy Seye numéro 1 waaw jàmm rek lañ seek moom wax dëgg yàlla ñi déggante moom téléphone ñi ngi déggante ñoom moom mu ñuy conseil tamit lu baax wax dëgg yàlla. mu ngi jàpp ci préparation combat yi à distance. waaw wax dëgg yàlla man moom sama préparation combat moom gisuma ko ci ndax aw ma numéro wax dëgg waaw côté boobu moom dama koy bàyyi coach su Baara rek xëy na tamit bu defee différence diggante mook Baara la Baara def ko ci école bi loolu jàpp na ci. mais xanaa da ngeen amul relation bu neex parce que mu nekk tête de file bi nekk fi yéen ngeen nekk ay mbër nekk ci école bi di góorgóorlu te amoo leen contact am. non Boy Seye bi muy jóge fii boobu man maa ngi ci mbabati sax boobu kii wante wuñ noonu maa moom mais yàlla xam na ne maa moom jàmm ak salaam te bu ma yoroon numéro am su ma ko woon ne ko am naa combat mu ñu ne ma xaalis mais yàlla xam na ne yoroo ma numéro am Baara moo yor ko su coach su Baara maa ngi koy nuyu passage. comme préparation yi dafa métti lan moo tax effort boobu noonu si boor mënu koo def. waaw non damaa xam ne am na fu ma gën a jege fu ma ko war a mën a defee rek te it Boy Seye xam nga. nekk na koo xamante ni lim ñu doon defalal nañu ko ba pare quoi man damay ñaan yàlla tey jii am li mu am ba ne ko sëy am jàppal ci lii ndax lii nga ma daan defal moo tax dama lay delloo mais tollatuma foo xamante ni war naa wun a woo Boy Seye téléphone naan ko jàppale ma am naa combat non li muy def na ko sanc na école bàyyi ñu ci loxo yu wóor kon loolu laa koy njukkalee rek du ma ko woo téléphone di ko sonal ci yooyu man dama ko war a woo téléphone ne ko mbër jàppal ci lii maa ko def ndax la ñuy defal. waaw ñuy dégg aussi tamit si boor ci wax yu bari wax yooyu yan genre la. yan façon wax. ay siboor yow est-ce que nekkul sax loolu moom moo la may tur si loolu lan nga siy tontu. non loolu moom bu ma sañoon dañ koy bàyyi rek xam nga Sénégal moo mel noonu Sénégal dañoo bañ kuy jug comprendre nga te lii yàlla xam ne dama ne woon du ma ko waxaat suma àdduna nañ ma laaj ci affaire u làmb affaire ay zigolo laak topp na jigéen ñeeg yooyu noonu. non yooyu moom du ma ci ñëwaat. non mais foog nga ñëw ci nag champion. loolu du ma ci ñëwaat maa ngi ci làmb quoi te dama nekk bunt bu am solo te combat bi dafa bëri li ma ci dal am na yoo xam ne bu ma toogee di ko wax fii dama naan noonu amul. yéema une heure ci bëjëk policiers yi ñëw boobu sama tur dëgg lañ bind policiers yi xamuñu woon sama tur dëgg si boor bi rek lañ xam bi ñu ñëwee xam ne man la policier bi ne mbër yow lañ jël si de ma xool benn policier bu xool ne ma mbër yow la man leen man la de ñu ne ma kaay wuy diw man leen noo diw la may doyee ñu ne ma noo kaay wuy rek ma génn gis oto bi nar a yéeg ñu ne ma noo doo yéeg koñ bi nii duñ fi dugg ak oto bi di la jël si barke alxuraan oto bi daa arrière ba sori nit ñi gaa yi ne ma doo yéegal côté boobu di nuyu commissaire Ndong police Jaxaay commissaire Ndong nuyu naa la baax a baax. loolu ban problème la woon tamit xam nga xëy rek ñu jël si la ne la kaay wuyu loolu ban problème la. problème boo xam depuis 2014 waa ji du ma tudd turam ndax yàlla dafa bëgg ku suturaal doomu adama mu suturaal la du ma ko tudd mais dinaa ko lancer message wax ni dañoo toll ci buntu yoon te it li dox suñ diggante bis bu ko bàyyee te yàlla rek tax loolu dina ci gis nga ne li bari te loolu yàlla xam ne fàtte woon naa ko sax du ma si ñëwaat te du ma tudd turam dama koy suturaal bu dee maa ko tooñ ak moo ma tooñ ak dama koy suturaal te yàlla rek tax du ma tudd turam mais côté boobu damay lancer message di nuyu police Jaxaay li gaa naan police dafay nekkal ñëpp comprendre nga ku tooñ ak kuñ tooñ man nag du ma ne maa tooñ du ma ne tooñu bàyyi waa naa lépp ci loxoy yàlla mais di ko wax ne rek man xale laa ndaw laa su gisul lu may jàppale ba mu gis lu may fakastal waxuma la mu toog ci
depuis 2014 xaw ma 2015 mu xaar ba ma am combat ba ma gis ko ci télé bi mu ñëw di yebal ay policiers suma kër. problème boobu est-ce que mën nga see revenir rek. ŋàññiwu ma ko nag du ma ko ŋàññi parce que moom foofu la toll mais dama koy lancer message rek boobu noonu di sant commissaire Ndong commissaire Diakhaay maa ngi koy sant bu baax di sant adjudant Sarr maa ngi koy sant bi ma fekkee foofu dama fekk ma toog policiers yi ku ñëw fekk ma foofu ma toog noonu da ngay rus ndax relation bi ma am ak ñoom du ma tux du ma naan du ma sàcc mosuñu ma fa ramas plainte mosul ñëw sama kër moo tax bi ma gisee foofu dañoo rus ñoom ñëpp barke alxuraanul karim télé laay wax dañoo rus ñoom ñëpp ba ci benn policier bi ci changé la jël sama numéro adjudant Sarr maa ngi koy nuyu passage mi ngi dëkk Sotrac ku baaxee noonu yàlla na ko yàlla defal jàmm fa la jël sama numéro problème ba ma fa indi bokk la ma fa indi woon noonu adjudant Sarr woo na ma téléphone waxtaan ak man yëkkati xaalis bari may ma moo tax ma ne yàlla bu la bëggee fu ne la lay jaarale te damaa nekk ku nangu ndogal bëri suturoo moo tax yàlla chaque jour daf muy suturaal mu may ma xaalis bu baree bari loo xamante ni problème boobu bu nekkoon problème sax loolu faj na ko kon su ma ñëwuloon foofu problème boo amul woon loolu du am di ko nuyu bu baax adjudant Sarr yàlla na ko yàlla defal jàmm. waaw mbokk yi di leen fàttali ni yéen a ngi seen émission mbër mi yéen mooy topp fii ci Kër Massar TV champion léegi boo doon tëj maanaam ban appel ngay lancé ak lan mooy nekk sa dernier mot. bon li may lancé fan yi moom lu jaral lancé la parce que interview bu mu mus a def dinaa ko lancé muy Kër Massar boo jógee Dakar di ñibbi si forêt bi ni muy mel ëpp na. président Macky Sall maa ngi lay lancé waat message bi lancé naa ko site bu mu munti toog maa ngi koy lancé message bi da ngay jógee Dakar jël péage bi mbala nga yaa xam fooy jël bu dee péage bi nga jël 12 minutes 13 minutes ngay def ci yoon bi mais boo ñëwee ba diggante forêt bi ba station Kër Massar non di nga fa am 1 heure de temps ou 2 heures de temps dafa ëpp. forêt bi rëy na macha allah nañ ñu ko dagal ay tëli bu jëm Jaxaay mbala bu jëm fii moo xam na lañ koy daggee maa ngi ciy lancé message monsieur le président maître Macky Sall maa ngi la ci lancé message di lancé message maître Kër Massar Moustapha Mbeng ak di lancé message maire Jaxaay bi nañ jug taxaw foofu ni muy mel ëpp na agression bi ëpp na léegi bi may ñëw fa laa jaar metti na message boobu daal laa am lu may lancé. léegi message boobu nga am looy lancé ci autorités yi mais li jëm ci wàllu sa làmb bii di ñëw ñan nga ci woo. waaw sama làmb ji bi ñëw moom dama ci woowaat àdduna ndax tey jii defuma lu dul benn combat mais toll naa foo xamante ni am na ñoo xam sax ñi may bëggee te xamuma ko am na ci benn mara boo xamante ni ndeysaan dafa gis benn femme di ma essortir mu woo ma téléphone am na lu bëri lu ma dal avant combat bi yàlla xam na ne waxoon na ma ko mara Joal barke yonenti yàlla Muhammad barke alxuraan wax na ma lu bëri ci combat bi avant moo ñëw am na yu bëri yu ma waxoon gis naa ko mi ngi dëkk Joal maa ngi ko nuyu bu baax a baax a baax a baax barke alxuraan ci weeru koor lañ ne ak ma ñàkk suma ndey bi ma jur waxoon na ma yu bëree gis naa ko. ci koo xam ni sa statut dong la gis. waaw statut la gis am ku ñu boolee maa ngi moom xam nga ñu dem ba xamante noonu commencé di jëflante. sama combat bi affiche bi laa ko yónnee mu gis Sibor Boy Paul mu li saxaar ko te waxuma ko dara barki yónent bi. mais bu mu ko li saxaaree lan la gis. mu woo ma téléphone mu ne ma non audio WhatsApp mu ne ma sa combat bii nii préparatif bi def ci attention bu baax a baax ma am lu ma gis ci préparatif bi ma woo ko mu ne ma waxoon naa la ko ci noonu lañ toppaatee di waxtaanaat maa ngi moom. di wax ni fu ne la ñi nit di bëggee te demaguñu fenn tojoguñu fenn moo tax fu ñu toll nii dañoo war di moytu di woo àdduna di woo Sénégal di woo waa Géejawaay Médina Gounass bi mu juddoo di woo waa Jaxaay 1 2 di woo waa cité gendarmerie pénitence waa Maam Dior di woo waa Inte 21 di woo booy dalukat sareti di woo ñëpp na si ñëpp jàpp di woo monsieur le maire Mor Sarr Ba encore une fois taxawuñu boo ñu taxawee lépp yomb di woo Boubacar Traoré Birama Niang maa ngi koy woo di woo Dieng Ndiaye di woo Kéba sama fans club bi li ñuy liggéey doy na 100% bi waa diaspora bi di woo waa Mifa Titi cercle des VIP Alima Ndion maa ngi woo ñëpp di woo waa Kër Massar waa Tëngéej Ndeye Gueye suma chéri suma xarit di ko woo di woo ñëpp na si ñëpp jàpp combat bi mooy suma lamb capital te combat bi li ma si jànkonteel dafa bari li ma la jot a expliqué nii sax lu ndaw la am na loo xamante may bàyyi ba lamb ci jàll ma expliqué bu ma yàlla may ndam ci kàttanu yàlla. waaw bu ko yàlla mayee ndam ci kàttanu yàlla ñu dalaloon champion bu mag bu ñu wax Sibor mbokk mi comme ni ma la ko waxee woon émission mbër mi la fii ci KM TV di la joxaat rendez-vous ak beneen champion incha allah champion ñu ngi lay bëgg. bëggee jaajëf bëggee.
e Kër Massar laa dëkk dégg nga riiru fi ma dëkk day mel ni réew mi bokku dëkk e yow Khalil mu yaa boo pare dëkk